Abdoulaye Fane fàttali ni mooy président union nationale des parents d'élèves et étudiants bu Sénégal gan gi ci xibaaru dëgg bëccëg bi monsieur Fane gannaaw ba ma la nuyuwaatee administration provisoire ci coowal Yavuz Selim mel ni loolu la ñu tegandi ngir régler situation bi saafara la jàpp nga ni pour régler tey ji coow li foofu. Adja Ngoné mbir mi dafa doy war parce que dañuy fàttaliku rek ne comme ni ko wolof yi waxee nuyu woon na def na ay weer mais kenn fayu ko. ndaxte ba mbir mi commencé ba mu tàmbalee ñun ñi sax ñun kuréelu waajur ndongo yi tudd INAPES ak yeneen organisation kuréelu waajur ndongo yi Yavuz Selim invité woon nañu ci benn point de presse ba ñu waxtaan ci parce que dañu jàpp ne ñun dañoo yilif ñëpp dañu di waajur ndongo yi ñëpp même bu dee public bi la ñuy gën a yëngatu ci privé bi aussi am nañ ci wàll. doy na waar ci réew mi parce que mën nañu comprendre lu toll ni état depuis presque ay weer ñuy bàyyi mbir mi. ba fi mu ne nii comme c'est ni ko journaliste bi waxee léegi mbiicoo ak mbaaloo moom moo am ko indi ko te loolu véritablement grandirulul état bi grandirul ñu et puis aussi taxul aussi waajur ndongo yi nga xam ne yi dañu def ay sacrifice jël seen i doom dal leen fay dugal véritablement tiital nañ leen parce que dañu réer a mbir ne ñi nga xam ne ñoom ñoo am kàttan rek ci wàllu am ñoom ñoo fay jël di fa dugal seen i doom mais xam nañu ne am na ay waajur yoo xam ne yi dañu def sacrifice bàyyi seen lépp dal jël seen doom dal ko fay dugal pour mu am véritablement succès seen i doom. pour yow waroon nañ mën a régler situation bi avant la rentrée parce que coow li du ren ji lañ ko commencé. coow li du tey yàgg na lool lii ñu wax nag defe naa ne bu fekkoon ne wax nañ ko ca njëlbeen ga maanaam ñu dal di sos kuréelu nëgës ndiku maanaam administration provisoire nga xam ne waajur ndongo yi dinañ ci nekk. ña nga xam ne ñoom ñoo ngànk administration école bi ak gouvernement bi à travers le ministère de l'éducation ak yeneen personnes ressources yoo xam ne yii am nañu yaakaar ne seen crédibilité may na leen ñu mën a bokk ci kuréel boobu defe naa ne tey kuréel boobu bu ñu ko mettroon en place ba ñu liggéey defe naa ne dinañ toll foo xam ne lii dina réglé wu. mais est-ce que provisoire ni mu ko waxee moom jawriñ ji ci boppam jëlub négandiku ndax lii dina saafara coow lii est-ce que dina dalal xel parce que à tout moment mbir mi mën na jugaat mënuñu ko woon a régler wala mbirum négandiku bi provisoire boobu est-ce que ça ne dérange pas un peu. xam nga provisoire bi moom moo mën a régler situation bi parce que defe naa ne juróom-ñeenti fan ci weeru octobre bi la école di ubbi. ba tax na ñoom benn ayu bés rek moom la ñu am boo xam ne bi dina leen mën a permettre comme ni ko ministre bi waxee. gisee na ak waajur ndongo yi dina gisee ak administration scolaire Yavuz Selim. ñu ngi ci ndaje mi waaw ñu ngi ci ndaje mi. xat na xataay boo xam ne bi bu fekkoon dañu nar a toog c'est boole ci aussi mbir mi ngànk dem na ba dugg ci justice. ce qui veut dire que dem na ba doon comme ni ko tubaab di waxee c'est un méli-mélo juridico administratif. ba tax na loolu ak yéexaay bi loolu rek moom moo mën a doon loo xam ne bu ñu ko mettre en place dina mën a permettre ñoom ñu dal di liggéey waaye nag li ñuy ñaan moom mooy. li ñuy wax provisoire bi bañ a doon permanent ba tax na daal war nañu fexe ba parce que ñun li ñu intéressé du ñoom seen mbir yooyu parce que loolu diggante ñaari réew la mais li ñu intéressé mooy waajur ndongo yi am dal goo xam ne gi seen i doom ak effort yi ñuy consentir pour que ñu dal di mën a am njàng mu am solo ñu dal di mën a jàng dans les conditions yi nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom la ñu yaakaar. mais diggante ñaari réew parce que souvent dañuy wax ni xëy na diggante ñaari réew mais war nañu mën a xool intérêt askan wi nga xamante ni xale yi nekk fii au-delà de xëy na yenn considération yooyu. waaw Adja Ngoné yow xam nga ñu bari xam nañ ne comme ni ko tubaab yi doon waxee defe naa De Gaulle moo ko doon wax les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts réew moo gis am na ay xarit amuñuy xarit mais ay intérêt lañ am parce que loolu moom mooy indi seen lëkkaloo. buñ ko seetee ñun duñu yegg foofu parce que xam nañ ne Turquie am na lu bari loo xam ne li ci wàllu investissement def nga ci réew bi mënuñu nag xóotal mbir moomu. waaye bu dul loolu sax aussi nañu bàyyi xel ne aussi ñaata école ñoom ñoo nekk ci Sénégal fii ba Ziguinchor jàpp Saint-Louis Kaolack ak feneen ba tax na aussi ñii nga xam ne ñii ay victimes innocentes la mën nañ leen a sacrifier ba ëllëg ak si biir te ñooñu ñoom ñoo war a mën a ngànk réew mi. donc véritablement même bu état bi amoon na ay intérêt am na yenn yoo xam ne en tant que responsable ministère bi ak gouvernement bi dañ koy jël dépasser yenn considération yi nga xam ne peut-être mën na indi ay problème ci école bi waaye nag nañu bàyyi xel ne ñii nga xam ne ñii am nañu seen i droit te defe naa ne constitution bi lu leer la wax droit à l'éducation dafa am loo xam ne lii
ci charte constitution bi la nekk daal. mais ci wàllu rentrée bi démb rek ñu ngi fi dalal Abdoulaye Ndoye bu CUSEMS. école ubbeegul sax ñu ngi dànkaafu ni danañu déposer préavis de grève yeneen syndicat it na ma sóobuwaat ci at mi ak ay ñaxtu nee nañ at mi daloon na xëy na mënoon nañoo profité régler yenn situation yi gis nañ ni foofu diggante bi dafa am ceetaan ba xëy na bii nar a tàmbali ci xeeti jafe-jafe yooyu. xam nga boo ko seetee fan yi passé rek la ñu jóge Saly def nañ fa daanaka presque ab semaine di waxtaan ak syndicats yi partenaires sociaux yi ak ministère de l'éducation loolu ñu woowee concertation partenariale jóge ca aussi dal waa Haut Conseil du dialogue social dal di woote pour ñu jéem a seet nan la ñuy dëgëralee li nga xam ne lii ci la ñu wékku ci la ñu tënku mooy consolidation des accords waxtaan nañ ci te amoon nañu yaakaar ne wax dëgg yàlla ba ñu fa jógee mbir mi dana war a mën a tane peut-être du mel na daaw te moom la ñuy ñaan mu dal di mel ni daaw parce que daaw daanaka grève amul mais ba ñu fa jógee am nañ ci yaakaar bi ñuy ñibbisee nag. mais foofu waxtaanee nga fa li na waral coow li mu di indemnité ci wàllu logement waxtaanee nañ ko fa wala bokku ca woon. xam nga yooyu ay négociations yoo xam ne yi entre gouvernement bi la parce que bu ñu nee kii rek souvent day renvoyer ministère de l'éducation waaye li ngànk mbir mi yëpp am na ay ministères yoo xam ne yi ñoom ci lañ bokk lu mel ni ministère de la fonction publique. parce que documents yi këyit yi nga xam ne ñoom ñooy tax jàngalekat yi am seen i këyit ak yëpp foofu lay jaare ministère des finances mooy fay ba tax na ab paquet la daal mais nag ministère de l'éducation moom la ñuy porter parce que c'est normal parce que personnel bi ci ñoom la relevé ce qui veut dire que ba ñu fa demee du woon di discuter ci kii yooyu waaw ci point yooyu mais am na yoo xam ne d'accord nañ ci ba def benn déclaration waaye nag préavis de grève yi ñoom ñu ngi seen rôle syndicat yi parce que loolu moom mooy li nga xam ne loolu la ñu war a def waaye nag am nañu yaakaar ne préavis boo ko déposé alerte la maanaam da ngay signaler ne fii que maanaam fanweeri fan yi jotagul. mën nañu waxtaan. donc préavis bu ñu ko déposé war na mën a permettre gouvernement bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk négociation yi ñu dal di sulli ubbi ay négociation te dem nañ yaakaar ne fii ak 30 jours je crois am nañ yaakaar ne peut-être dinañ war a mën a toog. question wu indemnité nag moom c'est un peu difficile parce que boo ko seetee ci xayma rek moom lay wax toujours enseignants yi ci tubaab ils sont victimes de leur nombre parce que boo jëlee après 70 000 enseignants nga dal koy multiplier par 10 000 rek déjà la mu lay won ci xaalis waaye teew nag bu fekkee dañ nekk seen droit c'est gouvernement bi war na mën a jéem a seet moratoire bu mën a defee ba di leen ko fay ndànk-ndànk nga xam ne véritablement année bi daal ren comme ni mu amee woon daaw dina war a mën a apaisement. mais de façon générale l'école mi ngi waaj a ubbi xale yi fas yéene demaat boo doon xayma njàng mi effort yi ñu ci def ak jafe-jafe yi bokk na ci loo xamante ne ñu ngi koy gën a junj abri provisoire yi seen lim bu sakkan xëy na ñenn ñi di jàng encore dans des conditions yoo xamante ni gënalul seen i waajur gënalul seen i enseignants ponk boobu est-ce que yéen a ngi ciy wax ak nguur gi di ci def ay jéego quand même pour génne xale yi ci conditions yooyu. abri provisoire yooyu ñuy wax dañu koy tudde mbaar ci wolof yaakaar naa ne programme bi gouvernement bi am na benn programme boo xam ne mu ngi koy développé mais nag ñun moom defe naa nañ mun li ñuy jàpp toujours moom mooy ca jëf-jëf am nañu programme bu ñuy développé am na lenn loo xam ne lii ñu ngi koy commencé di ko defar te ñoom ci seen paquet bi ni ñu ko programmé dinañu defar ay classes ba pare dal di ko équiper programme baa ngi commencé nekk en cours loolu lañ ci mën a wax mais nañu bàyyi xel ne aussi abri provisoire fu mu amee ñaare waajur ndongo yi ñoom ñoo ko sos parce que ñun dañuy yaakaar ne am abri provisoire xale yi dal di fay nekk di jàng moom moo gën naan dañuy toog di ñax di xaar école boo xam ne. mais buñ ko sosee ça veut dire que xëy na dañu gisul école yu jàkk yoo xamante ni fa la ñu dugal seen doom donc ñu def ay sàqet ak ay clinting ku sañoon sa doom dugg ci classe yoo xamante ne ay mur ak sécurité mi ngi fa. ñun xam nañ ne lu mat juróom-benn junni abri provisoire amoon na fi ci réew mi te nag politique de résorption bi comme ni ñu ko waxee mu ngi commencé am na yoo xam ne teg nañ ci bët am na ay modèles yoo xam ne aussi présenté nañ ko mais comme nañ ko waxee rek weddi moom gis bokku ci ñun fa ñu leen di xaare gouvernement bi moom mooy ñu dal di loo xam ne lii defar nañ ko dal di ciy teg ñu dal di ci mën a teg suñu bët bu boobaa je crois que dinañ war a mën a xalaat ne avant ay avancé am na mais li ñu mën a wax rek ñun waajur ndongo yi di UNAPES
ñun gis nañu ne am na programme boo xam ne bi dinañ ko def ak seen i partenaires te am nañu yaakaar ne dina war a mën a permettre véritablement exécution bi daal moo des ak yéexaay bi waaw loolu daal ñu ngi ciy xaar. atum ren nan ngeen ko bëggee ci wàllug xëy na dal la ñëpp di ñaan lan nga yaakaar yéen jéego bu ñu ko defee xëy na mbir yi dana sotti ak fu ñu war a gën a baral loxo yi quand même ba mbir yi bari na lu ñuy junj ci njàng mi jafe-jafe ci wàllu niveau yenn saa qualité yeneen i façon fan nga jàpp ne tey ji mooy priorité quand même pour gën a joyanti yëf yi. priorité bi mooy apaisement wu espace scolaire bi maanaam grève bañ a am te am nañ ci yaakaar parce que daaw bu amee peut-être que ministère bi def na effort ci politique communicationnelle am. parce que def na de telle sorte que weer wu jot premier mardi weer wu jot dañuy doon woo kuréelu kii yëpp syndicats yi société civile ak gouvernement ak ministre bi ak ay directeurs yi dal di toog saafara yenn yi. loolu je crois que point positif la mais enseignement apprentissage yi pour mu jaar na mu waree daal. yaakaar naa ne bu fekkee ne dalal nañu xel ñi nga xam ne ñi ñoom ñooy syndicalistes enseignants yi dalal nañ leen xel par rapport ak revendication yi nga xam ne yi peut-être ñu ngi koy def même bu fekkee ne lépp mënul maanaam saafara mu am ay début de solution yoo xam ne dina mën a dalal seen xel ñu am yaakaar ne peut-être fekk ak diir dina mën a régler de manière définitive. parce que aussi seen rôle moom laa doon wax léegi les syndicats sont dans leur rôle te àla yow mi din chaque fois. bu ñu régler benn problème dina am yeneen yoo xam ne dina desandi mais nag ci côté gouvernement bi dañ leen di woo que ministère de l'éducation mu dal di nekk kuréel boo xam ne bi warul porter rek fardeau problème mu gouvernement bi yépp te aussi ku nekk ci sa wàll muy ministère de l'enseignement de la formation professionnelle du ministère des finances ministère aussi de la fonction publique ñuy mën a toog te bu chaque fois bu amee ay jotaay aussi ñu mën a envoyé ministre yi ñoom seen bopp ñu mën a toog ñoom ñëpp ñu dal di toog parce que dafay xaw a dafay yenn saa yi ngay envoyé ñoo xam ne yi peut-être yenn décisions yi à un certain niveau duñ ko mën a jël njeexale très rapidement monsieur Abdoulaye Fane ci étudiants yi parents d'élèves d'étudiants université kon ñi ngi xaar ñenn ñuy fex mbir rétention de notes ak yooyu foofu lan mooy situation bi actuellement gannaaw foofu moom seen année scolaire dafa jaxasoo année académique bi carrément ba muy tàmbaleeg ba muy jeex mbiri rétention ak yooyu situation bi lu ngeen ci taxawee foofu taxaw nañ ci parce que secrétaire général bu bees bi tudd Malick Fall jot nañu daje ak moom ci koor gi passé waxtaan ak ñoom parce que véritablement ñoon dañ leen di gërëm di leen sant ay responsable lañu ñëpp xam nañ ne enseignants wu supérieurs yi dañoo xam ne ñi seen statut daf leen war a may ñu dal di mën a nekk dans des conditions yu leen mën a permettre ñu mën a dal di def seen i jàngale na mu waree am na nag loo xam ne lii dañ ko doon maanaam di ñaxtu defe naa ne ci wàllu ay indemnité la ak aussi bés bu ñu retraité ñu mën a am loo xam ne lii dina la war a mën a mel loo xam ne dañ ciy téye dans la dignité ñu mën a dem à la retraite je crois que point yooyu posé woon na yàgg nañu ko posé mais am nañ ne yaakaar ne ñun toutes les façons ministre bi dinañu recevoir fan yi incha allah confirmé nañu ko bés bu fekkee ne recevoir nañu ñu dal di koy posé parce que aussi mais arme rétention de notes yi xale yi xam nga dañuy jàpp ne finalement duñu xam fan la ñu féetee yooyu yëpp benn situation la leen di dugal boo xamante ni tam day xaw a jafe ci ñoom. ñu jàpp ne rek déclaration la am nañu yaakaar ne duñu yegg ba foofu mais nag xam nga bu fekkee ne posé nañu problème boobu rek mooy li ma wax léegi sànq rek wàllu alerte la bu ko defee loolu bu fekkee ne posé nañ ko na gouvernement bi à travers lui le ministère de l'enseignement supérieur monsieur Mary Teuw Niane mu dal di leen woo ak partenaires sociaux ñu dal di mën a jéem a seet bu fekkee ne mën nañu trouver début de solution par rapport à ça te am nañu yaakaar ne véritablement bu ñu toogee dinañ trouver solution. président ñu lay gërëm yaa jiite ko Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal monsieur Abdoulaye Fane moo doon gan gi ci xibaaru digg bëccëg bi jaajëfal ko ci teewaay bi disponibilité bi. jërëjëf soxna. ci wàllug